sant di nuyu auditeurs ak auditrices yi nga xam ne tey ñoom ñoo toog du ñu seetaan. di beral ngërëm mon frère patriote bi nekk nii. Masek l'homme de Saint-Louis. mais Saint-Bou l'honorable député mais sama super jeune frère Maïga. nga xamante ne moom hors politique hors rien. tey bu ko tuddal xeex ya. non dafa am lu bëri lu ñu lié moom sama rakk la bu wér. kooku yàlla moo ñu boole booba dara xew ndax koo mën a rappeler ay histoire am lu ëpp 50 ans. wala lu mat 50 ans de connaissance. ah 74 du 2 jours ah. waaw moo koy xam 74 ans 75 cuuj bu ndaw loon mais nag très efficace. kon yàlla mu ñu fi bàyyi ba heure bi ñu bokk plateau bi dañ ko koy gërëmaat dellowaat ko parce que diggante bi lu bëri xajoon na fi nag. tout à fait. may beral nag ngërëm ñu ni seetaan yëpp mais comme tey le 14 juillet aussi muy fête boo xamante ne nous parents tirailleurs sénégalais dafa am lu muy def ci ñun may tey ji le 14 juillet incha allah xam naa bu ñu demee ba ci fin émission bi. danañ gën a ci àddu yaa ngi ñu fekkoon sax ñuy wax jëmale ci nomination yi nga xamante ne njiital réew mi moom lay amal fan yi après Serigne Bassirou Gueye démb gis nañ mu tabb ki nga xamante ne moo di Ousmane Diagne fële ca bopp conseil constitutionnel ñenn ñi ne Maham Diallo ma ñu yóbbu woon fële ca Tamba dafa mel ni ñoo ngi waajal nu muy dellusee fii ci Ndakaaru sa jàngat ci yooyu la nomination yu yees yi nga xam ne nit ñi nee nañu dafa bari lool jeexi jaaxa ak la ñu ca mën a xalaat. waaw président de la république day yàlla sunu borom moo ko jox cër. parmi les prérogatives yi nga xam ne tey moom ay attributions yi nga xam ne moom la ko yoon jox moom moo am pouvoir discrétionnel de nomination des postes civils et militaires am na ñeneen ñoo xam ne am nañ pouvoir nommer civil. waaye militaire bokk ci muy force de défense et de sécurité mooy fal mooy folle par décret directeurs yi tamit ak yenn services yi moom moo am cër nommé leen actuellement nag nekkuñu ci phase diw moo ma defoon lii waratu fi man depuis le jour où ma gis mu yëkkati mu taxaw ne Ousmane Sonko man maa ko nommé ci poste bi mu nekk. bés bu ma demee ba li tax ma fal ko waxuñ fal ma nag Ousmane fal na ma de ma fal ko gisatuma ko ci moom tout simplement dama koy defal décret wàccee ko. man bis boobu laa xam en réalité Diomaye kat commencé na exercer ses pouvoirs ci ko doole may à 100%. présidence nag. dafa nekk benn lieu boo xamante ne loolu moo war normalement fañ ko teg kay c'est pour muy exercer pleinement li nga xam ne mooy pouvoir bi ñu ko jox. non pouvoir la moom moo ko moom cëram la. moo yore cëggal guyam ku mu neex ak ku mu naqari. ñii da leen yi neex ñii mu naqari leen mais liñ naan moo yore cëggal guyam dooleem moo ko yor tey jii cër la boo xamante ne Macky Sall yoroon na ko. Ablaye Wade yoroon na ko Abdou Diouf yoroon na ko tey moom la ko yàlla teg malgré dafa am jëmm joo xam ne ci mu loxoom la ko yàlla jaarale loolu ñun adduna bi yëpp dañ koy nangu te moom sax da ko nangu moom relativement bu ma nee da ko nangu woon xaaral ma waxaay ko noonu na ko nangu woon waaye dañoo dem ba ci biir rôle yi inversé wu gis nga palais boo ko xamul rek ci ngay critiquer man yàlla dafa maa nattu liggéey naa fa 14 ans maa ngi nekkoon ci benn service bu ñuy wax intendance des palais nationaux gis nga réalité palais yamul ak réalité benn pouvoir palais nga tëdd rek ba xëy yeew majordome bi jàkkaarloog yow indil la benn liste di la laaj loo xëyee loo ndékki loo war a añee loo war a reere sa personnel rek nekk presque 20 et quelques personnes yoo xamante ne ay jardinier ñi yore say si sa sikkim bi sax am na koo xamante ne moo ñoo koy coiffé yaa ngi may dégg di la ko toppatool yow problème mu dépense amatoo ko te yow mu wër la ne bi ngay dugg fii amoon nga boru banque boo xamante ne yaa ngi ko doon fay pour sa kër nga xëy ñu ne tel 8 milliards nekk ko c'est à ta disposition généraux armée yëpp taxaw ak seen i bidéo
di la tóojal jox la benn général ñu tuddee ko chef d'état-major particulier yow commissaire yi la doon convoqué yëpp tey yaay seen kilifa doole jooju dafa bëri de. doole jooju dafa bëri. ñu jox la téléphone boo xam ne président yi ci àdduna bi yëpp lay woo nag Macron dana la woo Bill Clinton Bill Gates àdduna bi yëpp day mel na da nga téye àdduna say loxo gis nga le pouvoir. sa waay ku dul Diomaye sax am na nu muy demee bu duggee fële bu deful attention dana trébucher. est-ce que c'est tout cela c'est pour dire que actuellement xamatul li muy def. non doole ji dafa bëri ba tax na am na nu muy demee boo fa duggee ba yeewu wallaay boo deful attention sa rakk joo bokkal ndey ak baay dana la nuyu sax nga ne ko sa comment. noo tudd ak foo jógee. yow a kan ak yow a kan non. billahi parce que da ngay di ree mais li ma la wax nii c'est factuel man nit daf ma fa gunge ba ci buntu ba tàpp ma ne ma sama waay nga may ma 32000 ca laa ko gëj a gis ba tey. kan la. ba tey jii ci laa ko gëj a xàmmeetuma ko. non mu ngi ñëw le 17. doo dem. déedéet dama xam ne man exemple bi ma lay jox man Macky Sall sama xarit la woon xam nga xarit ma trébuché ak moom daw ak moom ñu may menacé. man nekk ak moom ne kenn du ma choisir loo sama xarit ndax nit boo demee ba am accès chambre à coucher ma biir famille biir këram mais kooku jege nga ko. coffre-fort am bloqué ñu uti la yow ne la kaay dindi serrurier bu koy defal nga jël banque toog serrurier bi du ubbi coffre-fort ba lu inédit laa lay wax nii dama ko jege woon. mais ba mu faloo am 11 jours garde koon yi kërëng ma ñëw kër ga suppiku. guddi la ma nuyu 2 heures du matin ba mu ma nuyoo ba jox ma li may wax tappal poos yi na ñoqet ne may ge bora yow du fais partie de la famille sama waaye nga mën nañ ma ñoqet ba tlaleek muy 32000 muy un président de la république may ma 32000 francs man na ñaaban taxaw gestu talaat ko xaalis bi ne ko yow lii laa seq ak yow mënuma yow tu fais partie de la famille yow te Guèye Para yow tu fais partie de la famille ci kër gi nga bokk ah ba tey jii may wax ak yow boobu loo doon xaar boobu loo doon xaar laa mujjee gis Macky Sall. loo doon xaar boobu sax gisatuma ko. loo doon fu xaar muy jaar sax dañ may fël. boobu loo doon xaar Guèye. mais ñun nuyu ma sax. reconnaissance. ah comme ni ko président yi di defee nga xam ne seen i nit démb dañ leen di teg seen wet nguur moo amul kóllëre. dama leen bëgg wax ne la nguur amul kóllëre amul xarit amul ami. d'accord une fois que nga nekk ci station boobu da ngay nekk ci beneen blason boo xamante ne fàtte nga ñëpp. yaa ngi ci beneen niveau. est-ce que loolu mooy wane ni dafa fàtte événement yi nga xamante ne xewoon na fi ak ñenn ñi nga xamante ne peut-être Pastef mu ngi leen doon jiiñ baaraam tuuma ba tax mu war leen andiwaat. reer ba nga reeree sax démb bu ñu la ko laajee boo moytu dootoo ko xam. d'accord yaa ngi ci beneen dimension. pour te dire que ay affaire sama xarit nga. foofu c'est un lieu boo xamante ne amul le passé. on ne conjugue que le présent et au futur. d'accord. da ngay conjuguer le présent. et le futur. Mais nag doyen Guèye. D'accord. Je ne pense pas que loolu cautionner attitude du Diomaye, je ne pense pas. non c'est-à-dire man cautionné wu ma ko. Non, cautionné wu ma ko pas yow mais maanaam li nga expliqué nii yëpp ni par exemple tous ces privilèges que vous avez au palais par exemple cela ne doit pas justifier warul justifier que ngay changer du jour au lendemain par exemple yaa ngi wax ne reconnaître na ni Ousmane Sonko moo ko fal. effectivement moo ko wax en Mondiovision daal di ne. président Ousmane Sonko moom jéem na ko fal en 10 ans moom en 10 jours Ousmane Sonko campagne na ko fal ko mettre ko au devant de la scène donc ku la defal loolu noonu boo demee bay taxaw Sénégal yi naan sama confiance moo ko fi bàyyi su ma dematulee ba am ci moom confiance dàq ko nga ñu xëy un beau jour nga dàq ko ku ko jegee nga dàq ko ku koy défendre nga dàq ko kooko dem ba mujj di waxante ak moom di kiyante ak moom ci même longueur ça veut dire que moom sa xam nga lu ma ci métti oui man dama jëndee Pastef Macky Sall j'ai tourné le dos à Macky bokk ci xombaan xeex ak ñoom mais daf la arrêté woon ba bi ñuy tëj booy Pastef yi central man ak Oustaz Assane Seck lañ jàppandoo benn jour ak booy patriote yi tëral ma ci dër pendant 10 jours def naa 4 retours de parquet ci Mamadou Seck lañ ma yóbboon mais déception bi ma am ci ñii bi ñu faloo ci diggante bi mais j'ai été surpris. ci Diomaye ba non man daal bi ñu faloo wax dëgg yàlla Diomaye bind naa ko ay lettres il me répond pas. 2 ans daw na fi de. 2 ans
faalewuñu ma xamuñu ma hormis mes activités yi nga xam ne sax du politique kooku dinañ ci ñëw ci fin bi mais je vous dis que da changement bu radical bi ma gis si manque de reconnaissance waxuma la ñoom mais ay ministres am wala ay DGM sax da nga ciy nuyu nit du il te raccroche mooy waa Pastef. mais bien sûr ci ñu nu nommé woon am na DG yoo xam ne ba tey jii may wax ak yow bu ñu la romboon léegi duñ la nuyu te ñooñu dañu daan woo téléphone jàppaleen si rek lépp dana baax léegi man moo tax personnellement man dama retiré toogaat sama statut de républicain seetaan nekk un ancien militaire un ancien combattant parce que dama dem ba xam ne politique univers la boo xam ne man dama ci gisatul sama bopp te booy Olof Njaay dane booy dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon nga toog jàpp sa njàmb di seetaan ndax seetaan a dàq ci daje ndax faqas dama tëb ci benn xal defe na xal ma fa la ma tëbaat dalaat ci beneen xal daal waat te ñette la xal bi du ma ci tëbaat yàlla baax na xam nga nee nañ boo dëggee cëb xal tëb dese na la beneen tëb dëgg la loolu la Olof wax dama tëb dal ci xal ca Macky xal man ñëwaat ma tëbaat ma dalaat ci Pastef nguuru régime Diomaye Sonko beneen xal fee jaar fa ma tëbati naa da ngay xaar ci xalu 2029 bi ma ne troisième tëb laa dul da xaaral fii da ngay maandu taxawaay maandu taxaw bu ma kenn sànni sama xeer bu ma kenn woo bu ma kenn manifesté loo maa ngi sama kër tëdd ancien combattant laa damaa retraité ak ñëw def surveillance l'essentiel sama pension bu ko kenn laal pension de retraite militaire kenn du ko laal kooku dong laa xam ne moom ku ko laal ma raak jeex na tàkk geer ba ñu jox ma ko merci beaucoup lii la ma état defal du leneen jërëjëf bu ñu waxee ci nomination yi du ñàkk ñu laal as tuut loo ci li nga xamante ne moom moo di limogeage